auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. maa ngi nuyu mbokki Ross Béthio yëpp. di leen nuyu seen tur ak seen sant. di giital nag ci nuyoo bi sunu sëriñ Cheikh Tall. di ko sant ci acte bi mu posé tout à l'heure muy symboliser ñàkk ki ñaan bu muy wax sama maam Sambane na bëral li nga xamante ni doon na ko wax ci réalisation yi ñu def fii ci Ross Béthio. di nuyu sëriñ Mara Fall. di nuyu tamit sëriñ Sam Mbuub sama mbokkum Treviso xëy na gëj nañu dem gàmmu Treviso waaye saa yi mu doon dem foofu yaa daan def jàng yi ca Italie di ko def ci façon bu mucc ayib ñu kontaan ci lool. di nuyu sëriñ Pape Makumba Anne. di nuyu aussi professeur Pape Diop Mbaye mais aussi di beral nuyoo Mbaye Diop ex-directeur cadre de vie. di rafetlu kàddu yi nga xamante ni jël nag fii tout à l'heure. maa ngi aussi di nuyu sëriñ Idrissa Sow ku nekk xam nañ suñu diggante ak moom waaye aussi di nuyu sama nijaay sama xarit le maire Madiop Diop nekk nit gu ñàkk ki ñaan. sëriñ bi def ni nit bu defee lu baax nañ ko wax ñëpp dégg ko waaye maa ngi lay seedeel ni bi ñu jubloo ci élection législative yi ñu jëm yi ñu jóge dafa jël mbooloowam te man ak moom ñoo nekkoon di xëccoo fii ci dëkk bi mais lu ñu doon xëccoo du lu ay ku ci nekk dafa yëkkati loxoom ni dafa bëgg defar dëkk bi kii ni nii laa koy defare kële ni ne laa koy defare yàlla àtte mu nangu ndogal ni ma gannaaw élection locale yi weesu nañ ko jëm ci ay élection législative kon damay uuf sama jarbaat àndale ko jàppale ko vraiment ñu am ndam fii ci Ross Béthio macha allah. donc apportam c'était conséquent ci élection yi ñu jóge. di nuyu le maire Babacar Diop di doyen bu nga xamante ni ku mën dajale nit ñi la ku mën a réconcilier nit ñi la su ma sañoon dem ne danaa ni moom mooy médiateur Ross Béthio. donc ñoo ngi koy beral nuyoo bu baax a baax le maire Babacar Diop. di nuyu aussi Ousmane Goudiaby di nuyu Abdou Aziz Sène ak Serigne Ngagne Mbaye bu xaar yàlla nekk nit gu nga xam ne ku am solo la ci askan wi ku mën a def lu baax ku mën a digle lu baax. di nuyu aussi le directeur Pape Ibrahima Diop di ñaan sëriñ bi nga ñaanal ko bu baax a baax ndax dafa am responsabilité yu bees yàlla dogal responsabilité yooyu mu am ko suñu ministère waaye laata ñu koy nommé ci loolu ku nekk xam na ni état balaa muy jël décision dana def lu ñuy wax enquête de moralité waaye macha allah zéro faute te lu ko may mooy yaram lu ko may mooy compétence am lu ko may aussi mooy disponibilité am ak fas yéene liggéeyal askanam. moo tax macha allah bi nga xamante ne ñu war a nommer directeur ci centre de formation des élus locaux su ma juumul sax mooy le premier directeur nommé ci centre boobu loolu lu ko may donc li ma jot a lim tout à l'heure la. kon ñun dañ koy sagoo en tant que doomu Ross Béthio man aussi dama koy sagoo particulièrement ndax li nga xamante ni moo sabab ba mu dem foofu ak nomination boobu xëy na am na tuuti lu ci yàlla baaxee ba ñu def ko ci. waaye alhamdulilah ruslawuma ndax information yi mu fay jot depuis mu installé fa léegi vraiment ma ngi may sagal ndax mu ngi def liggéey bi ci nu mu gën a jaar yoon. di nuyu aussi le doyen Aline Gueye bu Grandic Télen vraiment di def liggéey bu mucc ayib bi ma installé fii en tant que maire je pense que c'est la première personnalité bu diriger vraiment une association de cultivateurs fii ci Ross Béthio bu ma seet si
pour que ñu relancer waat les activités agricoles de manière générale à Ross Béthio mais rawatina nag Grande Téléel pour que ñu bay ko su ma rappelé woo ci exposé mi ngi doon xaw naqarlu ndóol gi nga xamante ni ñàkk mbay mi indi na ko ci dëkk bi kon wax dëgg yàlla bu ñu toogee fii jaaru nañu seede ni moom ku bàyyi xel askanam la yàlla suturaal nañ ci wax dëgg yàlla lépp luñ ci entreprendre woon suñu borom def na ci loxoom ba macha allah am nañu yaakaar ni dinañu bay fii très prochainement te loolu lu ko déclenché moom le doyen Aline Guèye moom moo ko def kon fonction yooyu nga xamante ni dañ ko fa teg muy président Grande Téléel yaakaar naa ni mu ngi koy doxal ci ni nga xamante ni moom la ko askan Ross Béthio doon xaare di nuyu aussi mon ami et frère le maire Abdou Guèye Mbodj bi mu ko xamee ba léegi ci lu baax rek laa ko xam wax lu baax dégle lu baax toujours discipliné foo ko fekkee il est toujours effacé di wane humilité am kooku boo koy ñaaree boo koy gis ci nit dafay nekk nit gu nga xam ne ku yaakaarlu la kon Abdou Guèye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. di nuyu aussi le doyen Ousseynou Ndiaye bu Séris rencontre daje nañ fi récemment moom tamit di wax ci wàllu mbay mi ci département bi mais vraiment di ko féliciter ci acte yi nga xamante ni jot nag fa posé mais du ma teeral te du ma nuyu aussi Papa Samane Ndiaye nga xamante ni ku ko xam-xam ku ci diine ku ko xam-xam que ni vraiment lépp lu nga xamante ni dafay gën a jëmmal diine fii ci Ross Béthio ci loolu lay yëngatu moo xam jàkka la moo xam daara la moo xam conférence la moo xam gàmmu la man en tout cas loolu lay dégg ci moom te loolu laa gis ci moom. di nuyu aussi Papa Badara Camara ñoom ñoo bokk daanaka liggéey boobu mais aussi vraiment di nuyu équipe municipale bu Ross Béthio ndax tout à l'heure ñi ngi wax bilan bi nga xam ne ñu ngi koy réaliser fii ci Ross Béthio man Dakar laa jóge maa ngi fa jóge vers 14h pour fekke si jotaay bi ndax jotaayu diine du mas a tuuti ni mu ko daan waxee démb ak bërki démb rek lu ma ñor la tant que ñu ngi woote jotaay bu nga xam ne day jëmmal diine day jëmmal alxuraan day jëmmal lislaam lu mu sore su ma yàlla mayee jot dinaa ko teewe moo tax tey ma ni immédiatement naa ñëw fekke lii fa séene delluwaat ndax suba ci 9h am naa réunion ci Dakar mais lii jaral na moo ko te amul dara lu mu ciy regretté di nuyu vraiment équipe municipale boobu ndax liggéey bi yëpp ñoom ñoo koy doxal yàlla dogal na ñun dañu nekk daaj ci ministère collectivité locale mu nekk fonction yi nga xamante ni dafa bari lu muy jël ci occupation wu nit may profiter ci occasion di jéggalu ci ñiy wax dañ lay woo duñ la jot wala dañ lay bëgg gis te duñ la gis gënaluma mais fonction yi ñuy assurer daf ñuy jëlal temps bu bare mais macha allah doo ko sentir ci dëkk bi ndax ñi nga xamante ni muy adjoint yi nga xam ne ñoo topp ci man Ndiaga Fall ma ngi nii nekk ku nekk am expérience ci gestion collectivité locale Adja Diouma Faye Adja Ndeye Gueye ñoom ñooy adjoint au maire yi nga xamante ni ñoo bootu sama ginnaaw ak président commission yi ak équipe municipale bi suba ngoon guddeeg bëccëg ñu ngi ci liggéey bi assainissement bi da ngay xool naaj bi tàng jër nga gis waa équipe municipale nekk di saytu canal yi di xool ndax ndox bi ma ngi dem wala demul image yi dama koy jot à temps réel éclairage bi tamit noonu la ñu doon def yàlla suturaal nañu ba ñun am nañu équipe municipale bu nga xamante ni boo fa duggee sëñ bi taal yaakaar naa ne doo xàmmee kii ci parti bii la bokk wala ci parti bële la bokk chance boobu Ross Béthio am na ko ñu ngi lay nga ñaanal ñu loolu gën a sax. maa ngi nuyu aussi le Lamine Sow transitaire vraiment mu nekk ku nga xam ne ku amal njëriñ vraiment askanu Ross Béthio am na ñeneen ñi nga xam ne xëy na nekkuñu fi ñu mel ni colonel Dieng Sow vraiment ñooñu aussi dañ leen di beral nuyoo ak ku mel ni kii Bira Diop wala Assane Seck waaye du ma teeral nag te vraiment ñaanaluñu une fois de plus sama mag ba sama xarit ba muy feu Amadou Bekay Diop nga xamante ni su ma duggee ci politique ci ay pexeem la vraiment moo ma ci duggeel gunge ma ci jëmmal ma ci ba ma mën a egsi fii tey kon dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana. Sambane sama maam dama koy sant di ko gërëm ndax ñun fii bu ñuy gën nekk jeune bu ñu nee la 15 août loolu njëkk a xalaat mooy hydrobase ku ci nekk yaa ngi sol nu mu gënee garaaw fas yéene dem hydrobase solin nga rafetul doxalin ba rafetul lañ fay def rafetul ñu jël initiative bi pour fixer nit ñi ci wàllu diine
kon vraiment ñi nga xamante ne ñoo jël initiative bi amul di leen di sant di leen gërëm di leen wax nag ni man je suis derrière vous incha allah par rapport à cette activité ak lépp lu nga xamante day jëmmal diine saa yoo la ma ci wooyee incha allah dinaa répondre présent donc di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam kàddu gi gudd na mais il fallait vraiment prendre ces mots jërë ngeen jëf. Merci.